xamante ni moo xam yaa ngi may seetaan en direct moo xam da ngay bàyyi ba ma pare nga ñëw seetaan ma moo xam nga def ko exprès moo xam nga ñàkk jot ak bu mu ci mën a doon maa ngi lay fekk fi nga toog di la jox loxo di la baalu ak xam nga parce que loolu la yàlla santaane kon maa ngi ziar yi kulli jullit ak ku dul jullit képp koo xam ne patriote nga rek maa ngi lay jox loxo di la jaajëfal donc di commencer waxtaan wi di jaajëfal waa mouvement dafa jot d'abord franchement voilà parce que yéen a ngi def liggéey boo xamante ni mooy loolu li ma leen waxoon réunion ba le passé rek waaw yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk sur le terrain franchement man Galsen dama leen a ñee trop parce que j'ai énormément envie d'être à votre place Lamine Gueye xam nga Alioune Badara Mbuub l'infatigable Wasam yàlla na la yàlla yëkkati may la wér-gu-yaram ak tane Fadi Sow Maman Ndeye Diouf xam nga madame Mayga maaram ñu ngi lay jaale yow tam sa mbokk moom wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm ak bépp patriote rek ñi nga xamante ni dinañ mën dem souvent mooy loolu maa ngi jaajëfal waa mouvement dafa jot parce que dafa jot tey mooy locomotive mouvement yi waaw moo leen di wax fi ñuy jaar fi ñuy aw ñuy topp suñu ginnaaw kooku yàllaa ko def du concurrence du dara voilà tey jii dafa jot c'est la locomotive waaw ñun ñu ngi dawal tey jii ni nag kuñ ci fekk si sotti ceeg def ci la waaw maa ngi félicité bu wér a wér patriotes yi nga xamante ne tey génnoon nañu pour les 2 manifestations donc foofu laay defee transition dugg ci le préfet de Dakar mais monsieur le préfet tu te fous de qui monsieur le préfet nga baal ma avec tout le respect que je vous dois booy interdire marche tey jii nii Sénégal fi mu toll waroon nga mën a am la décence bañ a jël ci li tax nga ni doo autoriser marche lu dul ay lan tentative de décrédibilisation des institutions mais yaa ñu yàpp ban institution moo crédible actuellement bi ci gën a kawe ba Assane Diouf tàmbalee di xorom kiiwam ba négg ni institution bi gën a kawe man ma ñëw topp ci ay tànkam ñeneen ban institution moo fi crédible waaw ngeen baal ma voilà kii sant Njaay nii ñun taluñu tey sante voilà bye Kab Njaay voilà ñu ngi jéggalu dañuy waxtaan ci jàmm ak kii dégg nga léegi préfet te yàlla tax waroon nga am décence su bind beneen motif lu dul ay trouble à l'ordre public ñoo xamante ni tey kii di Timéra biñ ko reyeek léegi 4 mois avril rey nañu Timéra mai ñu rey Fallou Sène juin ñu rey Seck Ndiaye juillet barke démb Pape Sarr weer bu jot nguuru Macky Sall ak polisam bu bon am ku mu rey ñooñu tey dajaloo def collectif jaaree ci nuñ koy waxatee France dégage muy collectifu frappe bi mouvement dafa jot bokk ci amul leen lu leen di wax nit ñi yërëmu leen nit ñi dee nit ñi am lu leen naqadi surtout Pape Sarr nag rey yëpp a métti rey yëpp nag mais Pape Sarr ak Seck Ndiaye ni ñu leen assassiné dafa bon Seck Ndiaye dañ ko fekk ba biir këram duma ko xam nga man police Sénégal xaw ma lu tax ñu ñàkk fayda non seulement bu ngeen di ñëw du ngeen ñëw par kenn de da ngeen di doon gang doon lu mu dee 6 personnes en plus vous êtes armés bu ñu jógee ngeen ne xoggaliku di du ngeen dara bàyyi leen askan bi ngeen di rey tey bu ñu leen fayee salaire du liggéey ndey Macky Sall du liggéey ndey Boun Dionne ñàkku sénégalais yi la ñuy jël di leen ko jox su ngeen nekkee policier c'est pour protéger les sénégalais et rendre justice au nom du peuple mais pas wëlbatiku ay affaire de vol loolu ban manque de professionnalisme mënul weesu loolu manque de professionnalisme mënul weesu nga war a dem jëli nit koo xam ne supposé receleur la dañ ko jaay ay bagages yu ñu sàcc
mais nga ñëw fekk ko ba ci biir néegam mais kenn du jàppee noonu nit. non seulement convocation lu muy jariñ convocation nit ki boo ko jiiñee dara wala nga soupçonné ko dara nga bëgg koo déglu mais le minimum mooy nga bindal ko convocation. man de loolu laa xam ki ñu sàcc mooy jël convocation bi dem à la police ne convocation bi kii ak kii la su xamul kan ak kan la mu bind convocation contre X police dafay investigation bu bëggee entendre kenn mais dafay ñëw jox ko nuñ koy waxatee convocation ne la soxla nañ la commissariat kaay wuyu soo demee commissariat ñu déglu la buñ la fay téye ñu téye la. mais ñëw def gang xoggaliku di jaay kër te boo ngeen defee benn bu ngeen dugg ci quartier bi ay tàppet ngeen ñu waxee ngeen di kërëng def gang ñëw jàpp nit ki dóor ba muy bëgg a dee di jaay lan parce que da ngeen sol tenue vous ne méritez pas de porter cette tenue billahi parce que ay assassin ngeen des meurtriers. La dernière fois on a mis les témoignages des victimes bu Pape Sarr te dëkk yëmbal xaw ma Malika xaw ma fu mu dëkk mais bu ñu leen expliquer ni ko policiers yi def mais sa yaram dafay daw da nga naan ñii ci sàccum xarum laadum sàcc xar buñ ko tuumaal wóorul sax ne moom la 4 heures du matin ñu ñëw dajji buntu néegam déjà police dafa war di xam ni sur askan wi sax laay wax la population gis nga policier waru même ramasse laa wax bu ngeen jàkkaarloo warul ñëw rek ne la nii carte bi comme yooyu ñuy def ne la nii carte bi rek nëbbaat ko déedéet dafa la ko war a jox nga xool bu baax ni kan mooy lay interroger kan la sergent nangam tur bi déjà da nga ko war a xam ki lay interpeller kan la il doit se présenter ne la c'est la police jox la kàttam nga xool turam immatriculation mag léppam dëkk yu am yoon yépp noonu la ñuy def waaw soo xoolee kii tur bi ba noppi delloo ko ne ko waa lu xew mu ne la j'ai un mandat d'arrêt contre vous wa il a mandat de perquisition ñaar yooyu bu ko police amul droit mandat de perquisition sax mooy pour nga fuye kër jàmbur mais yow indi woo mandat amoo mandat jaajëf Moussa Ndiaye patriote bi bëgg naa la namees lu bëri may bro amoo mandat d'arrêt amoo mandat de perquisition ñëw dajji kër jàmbur jël buub kër gi yépp ay jigéen nga leen di toroxal ñu def awra neen nga naan ay dem leen solu génn ay jigéen yuy nàmpal loolu ban réewande la dañu waroon toj seen lu bon ngeen xam billaahi wal kitaab Sénégal mooy réew moo xamante ni tey population bi léegi jeunesse bi taluñu yenn lu dul toog di ataaya babi làmb ja petit camp nawetaan mais franchement lii bu doon yenn réew yi non police boobu noonu tàq na commissariat boobu taal nañ dem te loolu mooy yoon loolu mooy li war la justice doit être rendue au nom du peuple si des policiers assassinent de simples citoyens mais charia sax daw fi déjà charia reykatu nit ñi ay Luc Nicolaï yéen ngeen kat seen waay bu leen ma tax xorom waay Luc Nicolaï qu'est-ce qu'il fout dehors en ce moment Luc Nicolaï lan lay def ci mbedd bi di taxawaalu ba naan day xëccoo ay combat de lutte wala dara ngeen bàyyi ko foofu lijjantiwu leen ko ak ñeneen nag ak ñeneen Luc Nicolaï flagrant délit ñu juge ko tout simplement parce que nee na président Macky Sall lay jàppale moo tax muy taxawaalu tout simplement parce que Macky Sall moom lay jàppale ngeen di fekk ay citoyens yoo xam ne ay xar lañu sàcc ay xar wóorul sax ndax ñoo ko def c'est pas avéré man balaa maa dee ñu naan police Sénégal dañoo am xam-xam ak gàtt xamul leen ko vous êtes très nul vous n'êtes pas professionnel da ngay dugg police nii sax di ut këyit boo fa fekkee di nga fa fekk déjà arrogance boo xam ne yow da nga naan déedéet doo ñemee puub doo ñemee yëngu ii sax doo ko ñe tu veux quoi lan nga bëgg di la gëdd di mais au nom de quoi révolution bi dina bale loolu yépp nag billaahi wallahi taalaahi
Fifita bégg naa la bégge bu wér a wér police laa wax da nga fay dugg di ut këyit non doo mën a doo ñemee sax tellement policiers yi weguñu nit ñi au nom de quoi di kër waay ñun bu fekkee ni seen liggéey dafa metti on s'en bat les couilles voilà man ba ma jàngee ba noppi defuma police yéen kenn forcé wu leen on vous a pas enrôlé xëy na bëggul yomb moo tax ngeen def police xëy na concours boobu moo gënoon yomb mais bu leen taxaw ba fii ñëw naan non policier mooy gardien yi di fanaan suba ba jant soo nag ki nga xam ne moom amul choix gardien la fi gis pour dundal njabootam gardiennage amul choix bëri na Sénégal laa wax ñoo xam ne amuñu choix ay surtout ay paa nag demal sagam nga xool sagam ñi mu employé ñëpp amuñu lu ñu lekk ay salaire de misère lañ leen di fay ñooñu dañ leen di garder on vous demande tout simplement de faire votre boulot xoolal correctement arrêtez d'oppresser di tiital nit ñi parce que ñun faale wuñu leen benn policier kott dong amul sañ-sañ ñëw fekk nit dajji këram ñëw nangam xoolal ki ñu njëkk a rey ki ñu njëkk a assassiné en 2017 parce que benn borom xaalis fay ne neexal na policier yi benn policier bu nekk ci koñ bi mu ñëw jël si ko dimanche en un et puis un dimanche nga lak laa dimanche ñu ñëw jël si ko dimanche këram ah yóbbu ko police port torturé ko ba pare masqué yëf yi mais yéen xanaa xalaatu leen seen bàmmeel yéen policiers yi laay waxal commissaire ak procureur xanaa xalaatu leen seen bàmmeel bakkan dafa fort naka ngeen ko mën a reyee ba pare amul leen sax décence wal mais loolu mooy lâcheté rey nit ba pare amoo leen fitu sañ-sañ ne maa ko rey assumé ku nekk di làqatu di sos naan dafa pendre ak jël corde nangam kii di noo kee naan butéelu diluant bi moo jóge fee naaw def nii courant bi maas ko vous n'avez même pas honte nous avons une police très lâche c'est de la lâcheté rey nit ba pare amoo sañ-sañ bu ñu waxee nag ngeen bëgg di fëgg seen dënn naan ay police on doit vous respecter seen waay ban respect le respect est réciproque je vous le rappelle le respect est réciproque tey bu ñuy tijji lu bonu Macky Sall di ci ñoox lu ñu bëgg di ci def lu ñu bëgg tey c'est parce qu'il respecte pas le peuple moom Macky Sall l'homme qui veut qu'on le respecte mais en retour il doit moom moo war a njëkk respecter ñëpp d'abord respecter boppam moom moo war a njëkk rek Macky respecte même pas jëmmam moom Macky respecté wul jëmmam naka ngeen bëggee ñu respecter un type comme ça un larbin Erdogan toog ba Turquie balaa maa dee ñuy génn naan le Sénégal est un pays souverain bañ ba Erdogan li ma koy fan yépp amul pour toog Turquie naan nañu tëj Yerusalem Macky Sall di ci ànd ak moom xoolal Auchan xoolal autoroute à péage xoolal français yi base militaire Macky Sall moom moo respecté wul boppam ça je vous le dis moo tax ñun duñ ko respecté armée nationale de boobu ba néega ni dégguñu leen ci bavure armée nationale même bu ñuy def seeni def ñoom peut-être dem ay Casamance ak feneen di ëmbal nit ñi loolu lañ fa nekkee waaw ëmbal yépp ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk bu ñu la yóbboo ci àll ba ëmbal nga loolu c'est privé duñ ci wax waaw mais ñi nga xamante ni tey muy police di gendarmerie parce que Macky Sall ngeen bëgg a aar Macky Sall va dégager yéen mënoo leen ci dara yombalal leen askan wi leen fi teg xam nga liggéey bi parce que dañ koy ñàkkanteeg yéen parce que on n'acceptera pas un hold-up électoral duñ ko nangu Macky Sall li ñu jot a dund ak moom tey jii nii doy na sëkk dafa doy sëkk ak barke waaw donte fekkee dañuy jël suñu buub bakkan yi nas ko laa wax di ko saraxe benn par benn mais dina dem de gré ou de force yéenay kan xoolal Timéra
une police autopolice buy daw 1h du matin sens inverse amoo taaloo say faar jubal directement ci moto booy yi parce que police ngeen di daw sens inverse mbëkk leen ba bakkan rot si ngeen fan la mujj oto bi ñaari nit a ci nekkoon loolu jarul enquête flagrant délit la tey bu doon benn galsen moo fiir ku waajooju heure bi ñu ma denc nañ ma di ma waaj ba xëy na su ma defee 4 ans ci biir kaso bi la ñuy door a wax sama dossier mais bu dee policier bu ko neexee rey su ko neexee def lu ko neex du mujj fenn kay te ñoo dem doon policier ñun ñëpp am leen jom te gëm yàlla jiital fulla ak fayda seen métier soyez des professionnels servez le peuple mais servez pas le gouvernement loolu laa leen doon dénk marche bi préfet bañ nag tey dinañ ko déposer waat te dinañ marche par force dinañ manifester waaw dinañ manifester ci nii mbaa ci naa bu leen neexee ngeen bañ waaw bu ngeen ko bañaatee nag 3e tentative bi moom du ñu tàggoo kooku na leen leer kooku moom na leen leer yéen ñëpp beneen bi nga xamante ni mooy wàllum ndox bi duñ ci bàyyi di ko wax ndox mi moo nekk li nga xamante ni bi tey franchement ça montre l'incapacité de ce gouvernement de réaliser le réalisable waaw li gën a yomb ci askan li primordial réew muy dox dafa am ay mandarga sécurité moo njëkk ci réew santé après santé éducation mais ñett yooyu yëpp mais c'est de la merde c'est plus bas que la poussière mani buñ nee sécurité rek ëmb na lépp nit ku amul ndox mënul nekk ci sécurité kuy yeewu 2h du matin di dem di rooti mënul am santé élève buy yeewu fajar war a jàngi amul ndox mu mu sangoo amul ndox mu mu naan kooku mënul jàng échec vous avez échoué mais malheureusement je vais utiliser encore le mot vous êtes des lâches Mansour Faye en premier parce que moom làmmiñam bu dijj bu rëy boobu noonu buy wax sax da nga koy yërëm da ngay xam ni kii seer la woon waaw donc boo xoolee sax xam ni buy wax rek nga xam ni kii kenn bu dul woon Macky Sall mooy seet bu rakkam Marème Faye Sall laa wax xalaatul doon directeur u dara bay naan ay ministre xañ plus de 4 millions de personnes nga xañ leen ndox région de Dakar ëpp nañ loolu 4 millions de personnes nga xañ leen ndox Mansour Faye ñëw sàncal leen ay robinet naan robinet Macky yéen a ñàkk fayda yéen a bon mais lii nag sénégalais yi la tamit voilà parce que waaw Pago nee na bien sûr dañoo ñàkk fayda yeneen réew yi duñu buñ toogee weer yow ministre yi seen salaire tardé wul Mansour Faye salaire am bu tardé woon ñetti weer waxuma la sax ñetti weer benn weer di nga leen dégg salaire 3 millions yaa ngi koy am auto véhicule de service bureau climatisé maison de service fayoo ndox fayoo courant mais en plus de ça tu es incapable de nous fournir de l'eau mais tu te permets ngay indi ay arrogance te tëj sa gat Mansour Faye noppil si tu n'as pas la décence de démissionner mais tu la boucles tëj sa gémmiñ moo la war xaar ñu fële yow moom dañ lay tegee wet di nga bokk ci ñi tàllal seen nunara parce que il faut que affaire yi doon physique tamit dafa yomb trop politiciens yu bon yi nii ay Mansour Faye ay Mbaye Prodac xam nga ñëw nii jël suñu xaalis parce que tey normalement ay Souleymane Ndéné Ndiaye yi ay Farba Senghor heure bii dañ leen waroon nëbb jant ay sàcc lañu waaw ay sàcc lañu Farba Senghor doomam lañ fi jàppoon muy tukkeeg ay 1 milliard doomam kon moom Farba mooy loolu waaw ay sàcc lañu
da ciy baax nag da ciy baax bu gars yi nii bu ñu leen balee totalement mais ay affaire la nañ leen baal non nañu teg loo xamante ni ëllëg ci biir dans 5 ans bépp ministre bu ñu fal di nga ne kii de biñ ko fi jàppee place de la nation lañ ko yóbbu mi ko taatu neen ku romb caw mën nañ ko def ut xiir wala cravache caw sa xiir bi dafa war a doon réalité teg rek ku romb barkeelu mais bien sûr ku romb barkeelu jaajëf ziar bu wér a wér Babacar Diop caw sa xiir bi gars yi di wax dañuy ut xiir vrai xiir fii la ko ba mu baax yóbbu leen place de la nation fajar ñu ñëw tëral leen ku romb ci barkeelu à volonté nag ouvrir le feu à volonté waaw du leen rey mais ça va servir d'exemple à ce que keneen kuy jéem a jël suñu xaalis tey lii mbay Prodac def nii lii dafa yomb mbay Prodac Macky wàcc moo ko teree bëre ak gars yi waaw mbay Prodac Macky wàcc na moo loolu rek moo ko teree tey gars yi caw ko caw yoo xamante ni dootu ko fàtte ilal abat moom dafa xees foo ko si mee taatu neen mois de août lañ nekk nii voilà août nga xam ne naaj bi dalay fekk ba ci biir néeg di la jëm très bien voilà si mi ko taatu neen tëddal ko ci zinc yooyu nga xamante ne da nga koy bàyyi ci naaj bi 30 minutes rek baax na ne ko ci cis taati suus voilà teg xiir bi nag ku romb barkeelu suñu xaalis bi ñuy pasaree nii di ko jël di ci tax ay ñaareel ba pare diñ ci saaga dafa yomb il faut que ñu jox possibilité population bi muy fajal boppam xiir rek boo xam ne du rey kenn du am assassinat parce que du ñu rey kenn voilà pour yar leen rek segam dañuy permettre ñuy dóor ay élèves CI ba CM2 ñu leen di tendre par carte mais pourquoi pas ay ministre voleur comme Mbaye Prodac ay Samuel Sarr yii nii toog nekk ay multimilliardaires te mosuñoo liggéey seen àddina ah dafa yomb trop koo xam ne mosul liggéey ci kër àddina toog ñëw un bon jour il est milliardaire non Sénégal a neex ay Farba Ngom man taatu Farba Ngom yi rek xam naa ne moom buñ ko simmee moom rek moom mooy loolu quoi gars yi mënees nañ cee barkelu kon message bi ma nga xam ne moom laay jeexalee maa ngi koy jox Mansour Faye comme ndax xam naa ni Macky Sall ñemewul Marème Faye Sall ba di la dàq mais yow au moins Mansour Faye et la décence de démissionner ngir yàlla li lay war a suul yi des millions de personnes laa wax nga xañ ndox sanguwuñu naanuñu waaw sanguwuñu naanuñu am na ñoo xam ne mooy loolu garaawul ñoom loolu kiiw naan bi rek la ndax duñu sangu waaw nit da ngay sangu set wecc matin ak soir mooy dëgg voilà nëbal bi nekk tey jii nii dafa am na ñoo xam ne dañ ko defaale occasion mais du yoon nag gars yi gën a farlu Mansour Faye ngir yàlla boo mënul démissionner mais tu la boucles un tout petit peu xam nga nit ñi respirer tuuti nga noppi tëj sa gémmiñ voilà munoo nekk un incapable ba pare bëgg ñoo indil ay arrogance voilà donc ma dugg ci 3e point bi gannaaw ba ma waxee ci violence policière bi ñëw ci ndox mi Île de Gorée bi ma ci waree wax depuis semaine bële passé la dama ko noté woon pour bañ ko fàtte waaw mais waa Gorée ñoom kan la ñuy yeb wala Gorée moom état indépendant la wala ni ñu koy waxatee état fédéral la wala xaw ma nu ma ko mën a tuddee ba un sénégalais juddoo Sénégal moo xam Tamba moo xam Ziguinchor yéen waa Gorée ëppalewu leen ñu biir Gorée patrimoine mondial la Gorée yéen a taamu dëkk foofu yéen a taamu dëkku Gorée ba pare ngeen nan noo bu gars yi ñëwee mais teg leen ay benn de poubelle exiger ku tilimal na ko raas mais luy ndeyu un sénégalais
man d'accord ma sax un étranger pour circuler à Gorée da ngay fay 500 francs barke xoolal billahi duma ko def man je préfère bañati ñëw nday Gorée duma ko def waaw juste pour le principe ñàkkuma téeméer mais man maa ko dul def te loolu je le combattrai du dëgg du yoon tegoo leen ko nday fenn yéen bu ñu leen waxoon pour circuler Dakar Plateau da ngeen di fay 200 francs rek ngeen bañ bu ñu leen ko waxoon ngeen bañ mais Dakar Gorée territoire national la ci territoire sénégalais la bokkul Cap-Vert vous n'êtes pas indépendant da ngeen dem subvention ci gouvernement bu Sénégal yéen ku ngeen yàpp bu dee France la bokk de nañ ko teel a wax bu dee Gorée France la bokk wala yéen da ngeen fa def loo xam ne tey seen maam yi ñoo ñëw sëq ko ba mu doon île ngeen wax ñu ko juddoo Gorée taxul ngeen ëppale ñu Gorée nous sommes des Sénégalais ñun Sénégal la ñu xam quand on parle de patriotisme quand on parle de patriote on parle de tout l'étendue du territoire mais bëgg a jël Gorée yëkkati ko ba ci kaw naan kuy léegi xam naa ni man je suis d'accord ngeen def ay toilettes publiques kuy saw da ngay fay d'accord ku bëgg a dem gaanuwaay ku bëgg a dem tour dugub da ngay fay c'est très normal voilà ngeen imposer de def ay affiches sensibiliser ne ku fi indi mbalit booy dem na nga ko yóbbaale kooku mën naa leen ko nangul que ni Gorée dafa ndaw amuñu poubelle nangam ku fi indeeti sa kii booy dem na nga ko mbuusaat ba mu jeex yóbbaale ko dem tuur ko biir Dakar je suis d'accord mais ngeen ne kuy circuler xam nga li ma ci gën a neex li ma gën a neex ci wax ji mooy nee nañu kenn amatul droit togg sa kër indaale waaw kuy ñëw Gorée bi ñuy nekk booy naka lañ ko tuddee woon sax repas préparé xaw ma repas amené fàtte naa ko jamono ji ñuy def ay sortie waaw amatul mais fuñ ko teg man nga xam ne ba muy mujjee dem sortie Gorée ñu ma defaloon tufe ak kii tufe ak viande hachée lañ ma defaloon te ba may demee bëri woon na bëri waaye boo xam ne man ak samay xarit di xewlu nañ ci waaw nee nañu repas préparé amatul mais loolu fu ñu ko teg fan lañ teg loolu kenn amatul merci beaucoup Fifita repas froid repas mais fu ñu teg loolu au nom de quoi nit ki amul sañ-sañ ne na léegi ñoom seen lekk yooyu nga xam ne kenn xamul lu muy saf la ñuy dem jënd prix bu ñu leen neexee ba pare fixé ko nag 1000 francs non yéen daal bu fekkente ne galère bi Macky Sall teg ñu même ngeen bëgg a roqi mi xoolal na gars yi boycotté Gorée voilà nañ leen bàyyi Gorée 1 an kenn bañ fa dem ñu leen fay bàyyi ñuy jaabante ñu xool yéen da ngeen moom dara da ngeen moom Gorée da ngeen ñoo pële Gorée bu ngeen génnee seen carte d'identité fan ngeen koy defaree ngeen foog ni mairie de Gorée mooy ñëw indi appareil yi defalee na déedéet c'est le gouvernement du Sénégal voilà léegi nag lii buñ ko bàyyee mu sedd nag ci visa la ñuy jëm ci visa lañ jëm waaw embarcadère ngay ñaanee visa voilà xool ba xam ñu xool say këyit say antécédent voilà balaa ngaa duggati Gorée foo nga waaw buñ la ko tamponné nga dugg buñ la tamponné doo dugg fu ngeen ko teg waaye wàcc leen nit ñi seen maire bu ñàkk fayda boobu tey fu Sénégal toll ci football fi ñu tardi ci football c'est lui Augustin moom ak Mansour Faye ils ont des similitudes voilà xam nga lu tax c'est des lâches man duma jàng ba nekk ñu ne man avocat may bàyyi avocat dem di xëccoo loo xam ne ñépp nee nañ bëgguñu la ngay ciy reyante sa bopp di politique di corrompre nit ñi pour nekk président fédération Augustin yërëmal sa bopp yërëmal say mbokk yërëmal sa baay yërëmal sa ndey ak ña nga dëkkal amoo jom mënoo tële nga et puis la Bouba Ndour waxoon nga mer dinaa ci jaaraat Augustin amoo wërsëg jigóoñu sa bilan c'est catastrophique ay désillusion parenthèse laay def ci football bi
bañ ko joxee bañ la joxee suñu fédération ba néga ni on a presque depuis presque 2012 Sénégal moo fi yor meilleure équipe d'Afrique depuis boobu ba néga ni nag Coupe d'Afrique 2013 dama gàccee ma dal maa ko doon seetaanee benn baar boo xam ne ay africain ñoo fay daje ma sol sama yére sénégalais sama mayo nekk le seul Zambie ñëw patal ñu ko def ñu 2-1 ma ne garaawul deuxième match bi est-ce que du woon kii nu ñu koy xatee équipe Guinée équatoriale même chose désillusion ñu ne déet na waay 2015 ñëw ngeen ne qualifié wu leen 2017 ñëw ñu ne équipe bi moom mooy loolu jël na ko gat coupe du monde baa ngi nii même tête yi la ay Amadou Ba kii Ba waaju Amidou Ba xaw ma Amidou naka ah non waaw mais gis nga place de kii ñun dem nañ fa ba foofu place de l'Europe boobu ñun waa mouvement dafa jot dem nañ ba place ba Guy Marius moo fa njëkk a dem xotti bâche bi ñun dem nañ ba foofu def ci live en direct wax ci kon je pense que ni dafa am ay ñun suñu élite yi ñiy diriger en réalité ñoom dañ fi nekkal seen bopp ak seen njaboot lu leer laa leen di wax seen bopp lañ fi nekkal ak seen njaboot nekkaluñ fi ma Samba nekkaluñ fi ma Demba Augustin Senghor fu ko neex lay voyager actuellement ci àdduna bi fédération bay fay dafa doy nag seen bopp kaña yooyu noonu doyal nañ ci sëpp Gorée moom xoolal man moom personnellement su ma àndeek nit sax duma ko yóbbu Gorée waaw duma ko yóbbu Gorée te loolu foog ñëpp jàpp ci parce que Goréens yi dañoo réew yéen matoo leen dara bëgg a nekk naan Gorée ñii nit ki dëgg la c'est bien nga fier ci li fi nga dëkk mais quand même il faut avoir raison garder faut savoir raison garder voilà kii ci Sénégal la bokk Gorée ci Sénégal la bokk kon xoolal tëj leen ko voilà taxaw naan nit ki amatul droit togg këram yóbbu biir Gorée tegoo leen ko fenn voilà maire Dakar nag Khalifa Sall wala ki ko Sam Wardini xaw ma war na mën a bind arrêté moom tam bépp Goréen buy ñëwati Dakar bu mu fa jënd ci gaz bu mu fa defati dara da ngeen di fay ñu xool bu ñu defee œil pour œil dent pour dent fan lay mujj boobaa di nga vous vous sentirez mieux sénégalais que autre chose ñun ay sénégalais lañu ay sénégalais lañu voilà c'est valable nag pour région yépp nag c'est valable nit ku nekk am nga sañ-sañ fier ci sa région ci sa ville natale kooku dara nekku ci ayul au contraire c'est à encourager nga fier ci fi nga juddoo ki juddoo Kaolack ki juddoo Fatick ki juddoo Ziguinchor mais bëgg jël nag yow sa région ñoom moo féete kaw lépp Sénégal non loolu ñun duñ ko nangu parce que nous sommes des nationalistes Sénégal d'abord voilà moomu leen nit ñi ma ñëw ci 4e point bi di fàttali que ni wax nañ ci violence policière bi wax nañ ci ndox mi wax li nga xam ne moo xew Île de Gorée ñu ngi ñëw di wax ci Orange gis nga Orange Orange liñ nekkee pour man si yéen leen ci bàyyi rek dëgg la ñoom ñoo yor le meilleur réseau d'après ni ko gars yi waxee mais man personnellement billahi wallahi taala yàllaa ma tiim Orange bi puisse amee laa wax de en 2009 en boo xool juillet wala août 2009 laay door a am puce Orange te boobu puce du woon sax puce Orange direct puce wu kii la woon ni ñu koy xatee Kirène avec Orange nga xam ni mooy numéro yi commencé 945 nangam man sama numéro noonu la woon 945 nga xam ni képp ko yor numéro Kirène rek da nga daan woote nu mu la neexee doo fay pendant 3 mois ma jënd ci 4 jox sama gaa yépp waaw ba keroog rek am na sama xarit mu ngi may woo sama benn copain pour ma envoyer ko sama pièce parce que man sama pièce laa ko jëlee woon laa jëndee woon puce yi mais antérieur à ça da nga daan gis gars yi bu ma leen ne man Tigo laa yor mais dañ may xas
te man Tigo gis naa ne moo gënoon yomb en ce moment y avait pas de connexion amuloon ay mais woote rek Tigo gën a yomb Orange ngeen ma dem Tigo ñu ne ma non Tigo pour ñi yorul la mais ma ni leen yéen vous êtes bête puce 1000 francs lay jar imaginez puce avant ay Tigo sax di ñëw Alizé jamonoy Alizé mu ngi commencé 25 000 francs une puce 25 000 francs une puce loolu la daan jar ñu ngi ko daan defee marché Alizé waaw 25 000 francs Tigo bi mu ñëwee mooy Sentel ci la bu wàññi prix yi indi ko 10 000 moom jugee 10 000 wàccee ko junni rapidement puce téeméer mais dañuy waxante dëgg yow yorooloo lekk yorooloo naan di gondee man Orange laa yoruma Tigo sénégalais moo complexé dañuy waxante dëgg mais complexe bi nekk ci sénégalais nekkul ci keneen voilà pour ñoom jamono ji may wax ay 2005 2006 non mais c'est incroyable man ba tey daf ma doon jaaxal quoi dañ ma ko doon xasee presque j'étais le seul ci ñi sama entourage ci ki yoroon Tigo ñu ne ma yow Tigo nga yor mais Tigo moo gën a yomb kay dem di jënd puce Orange au nom de quoi solution bi nag c'est très simple mooy xoolal dëbb nday puce Orange yëpp sànni ngeen baal ma maa ngi jégalu mais déconnectez-vous Expresso ñëw na Tigo ñëw na li ngi demal Tigo man su ma demee ci boutique bi mu may jaay réew ma dem ci beneen boutique moins que su ma ko neexalee dafay fee mel ni moom rek a fi nekk boutique bu dee gox ba ma dëkk moom dong nga fi ne moom dong ba pexe amul laa mën naa tarbiyu ne ko voilà mais am ngeen Tigo jarul nekk sax nan kan noonoo lii di ko xoolal boycott total ba keroog ñuy ñëw di respecter Sénégal yi man souvent je le dis je déteste quelqu'un qui s'arrête wala mu ñëw taxaw naan il faut me respecter non c'est pas la bonne formulation voilà si quelqu'un ne te respecte pas li ngay war a wax mooy je vais me faire respecter nit ko am fulla loolu lay def il faut me respecter déedéet da nga naan je vais me faire respecter là mais c'est dommage Babacar Diop bu fekkente ni Sénégal amuñu esprit boycott man ba ci nit dama lay boycotter man nit laa wax nit bu ma la xoolee la ngay def ak li ngay kii gisuma sama bopp dama lay boycotter billahi wallahi taala dama lay boycotter au vrai sens du terme nag duma la nuyu bu ma la fekkee mën naa fekk mbooloo bu ma naree joxe loxo ma seen la ma ni salaamaaleykum maas nun gi su ma la rombee dama lay boycotter man nit laa wax doomu aadama sax laa wax boo nekkee ci naka sudul noonu bokkuñu jëmukaay je te boycotte mais ma xoolal life goes on man nit ñi ñoo war a firi dund seen live ci jàmm ak salaam kenn bañ leen fat orange nangam même Tigo bu réseau Tigo gënee bon sax te gën a yomb dëkk bi dafa métti réew mi dafa métti dem leen ci li gën a yomb bu leen actuellement ñun amuñu moyen ci li gën amaguñu moyen bi on n'a pas les moyens mu ngi mel ni téléphone chinois yi mais téléphone chinois yi da nga ko daan yor waaye ndabar la mais n'oubliez pas que les chinois ñoo fi njëkk a indi téléphone bu am télé mooy RDV yi mu daan jaay noonu 200 000 francs lañ ko doon jaayee tey ça vaut pas un caillou waaw ñoo fi njëkk a indi téléphone tactile waaw man dama ko daan jëndee jee Mauritanie à 25 000 ñëw jaayee ko 50 000 minimum en 2008 en 2008 nag laa wax Mauritanie chinois mais donc mais moo gën a yomb nga bëgg fi nekk di dem di rey sa bopp ay téléphone 600 000 te lii nekk ci Tecno lii nekk ci Infinix nekk ci Itel moo nekk ci Samsung nekk ci mais demal jël bële
amul complexe ah quand même sénégalais yi franchement moo tax révolution bi foog mu song mentalité yi il faut que ñu toog def assise boo xam ne c'est uniquement pour attaquer la mentalité sénégalaise mooy mentalité boo xam ne fu mu gisee nit ku xees day am complexe day damm waaw déggal ndey joon nee na dangaa fu mu gisee tubaab day xeeb boppam suufeel boppam waaw man moo tax bu ma déggee ñu naan nangam gis nga ñun am nañ ay maam yu am dignité fi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul El Hadji Malick les Cheikh Oumar Foutiou ñooñu amuñu woon ay Lat Joor suñu maamu ceddo yi ils avaient pas cette complexe de supériorité xawma d'infériorité toog démb su ma juumul bëggoon naa dugg ci live Médié bi sax pour ci kii bi parce que démb thème bi mu doon def ci système bi dama ci bëggoon développer malheureusement dama mujjul jàll mais système bii ñu am tey tubaab bi xoolal suñu mental yi suñu brain yi la ñu toog di ci saw dañ ko ibbi di ci saw lu ñu bëgg ñu gëm dañ koy gëm ñun tendance rek la ñu topp da nga koy xool rek fecc bu bees la ñuy bañ a dégg wala wéy bu bees raas gis jaar na fi ak ban caw sa xiir su ma juumul moo xew raas nu ñu koy xatee wokkal yu dul jeex fecc moom dañ koy créer comme bu fekkoon ni ñuy créer fecc noonu la ñuy créer ay emploi tey Sénégal kenn du chômer ñëpp ay am xaalis mais malheureusement réew moo xamante ni tey ñi topp seen ginnaaw di daw ay Modou Lo ay Balla Gaye xam nga ay Eumeu Sène cofeel am na ci nit aayula ñëpp la nag réew moo dem dañuy am ay idole mais malheureusement dañoo jël ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon gën a tey fi am fierté ci ñoom tey sama génération ba ci suuf boo leen laajee lan lañ xam ci Cheikh Anta Diop dañ la naan université ba de fee la nekk dañuy jàpp ni université la nii rek xamuñu sax kan mooy Cheikh Anta ak li mu def ci àdduna xamuñu ko nga xamuñu Mamadou Dia man Mamadou Dia jàngaluñ ma ko on m'a parlé de Senghor patati patata des poésies rien tous nada voilà yooyu yëpp duñ la ko jàngal mentalité yi sama gars yi foog ñu changer brain am na distraction gis nga heure foo dafa am man je suis un amateur de football et de lutte mais xoolal bu liggéey jotee damay dóor waar su match amee 90 minutes mën naa ci consacré wu mais suba ba jant so xool leen nawetaan xam nga nawetaan tey man dama ci juddu sa ASC nekk ci koñ bi takk peinture bâche beeg drapeau yi tout mais préjudice bi au moins mën naa ne 500 000 personnes bàyyi nañ jàng ndax nawetaan 500 000 personnes bàyyi nañ jàng ndax nawetaan mais jotul ñu arrêté nawetaan te boobu ba léegi nii kan ngeen dégg ñu ne tabax na kër ci nawetaan kan ngeen dégg rek man jox leen ma exemple ne ma kii nawetaan la topp ba tekki ci amul ay distraction yoo xam ne ay Lamine Diack ñoo ko fi indi woon tey ñu dem ba politiser ko xam nga di ci dóor à part ay ONCAV ODCAV kan mooy bénéficier wu ASC boo xam ne day jël 3 millions 4 millions def ko ci nawetaan gagné coupe bi ñu jox enveloppe 300 000 francs c'est pas rationnel c'est pas nañu bàyyi nawetaan yi dañ ko waroon remplacer ak yeneeni activités yoo xam ne tey jii ni amaana dinañ ci am ay ingénieur waaw biiral xale yi ak Simba Gaynde merci dama fàtte ñooñu
ak tëggkati sabar yi ñoo ñi ngir def ravage Sénégal waaw ñii dañuy biiral bañ parce que c'est des lâches ñi ciy biiral di bañ bëri na am na ñoo xam ne dañ koy ndamoo ñoom dañuy biiral xale yi waaye man de maa ngeeg ñaar fii beneen bi waaw kee moom boo si nagul des irresponsables loolu yépp nag foog mu denc ci suñu réew bu ñu bëggee développer man je ne parle pas d'émergence man waxuma waxi ay émergence ay nangam émergence c'est de la poudre aux yeux arnaque la émergence nekkul loo xam ne c'est réel mais développement lu mën a nekk la mais ci kaw suñu xel yi développé d'abord tant que suñu xel yi développé wul jàpp ni mën nañ dem sans tubaab yi gëm ko nag billaahi wal kitaab duñ dem foo ñu gëm ko dañu war a gëm suñu bopp luy ndeyu bu ñu bëgg lu ñu bëgg a defar dem ci tubaab yi jéegaani suñ xamul xam-xam bi bu ñu amul xam-xam bi le mieux mooy lan tu prends benn say meilleur sa crème ci say kii nu ñu koy waxatee ci say élèves wala étudiant mu jaral la nga fayal leen ñu dem jàngi xam-xam waaw ñëw jëriñ seen réew bu ñuy mayee bourse pour loolu la mais malheureusement Sénégal amul industrie amul dara nawetaan tëgg sabar simb kese waaw léegi fecckat yi ñoo ñëw léegi ñoom ñoo nekk en vogue simbkat yi xewi nañ xam nga ñooñu xewi nañ c'est les danseurs ñoo nekk en vogue guney Wally yéeg nangam je n'ai aucun problème avec Wally mais góor bu mat góor dëgg war na rus naan man guney Wally laa wala nangam ayul Wally tëgg dara mu neex nga déglu ko consommer ko voilà mais bëgg ci topp tendance lu Wally génnee nga ni yaa ngi ci non maa ngi jéegulu quoi mais loolu développé wul suñu réew waaw Wally ku mën a woy la nag macha allah dond na baayam ci woy macha allah mais mooy loolu daal liñ bëgg dëgg àndul maanaam développement àndul ak loolu développement àndul waaw bu ñu bëggee développement il faut que yooyu ñu tegee ko de côté jiital d'avoir le savoir xam-xam réew xam-xam la nañu jiital xam-xam mooy may ëllëg ci biir compétence patriotisme nag dès le bas âge gis nga coréens yi les sud-coréens les japonais les chinois ñooñu dañuy def patriotisme ci ñoom bu ñu amee 4 ans laa wax xàmmee commencé wax ay araf articulé xam nañ lan mooy drapeau chinois xam nañ lan mooy drapeau coréen xam nañ lan mooy la patrie fierté am fierté ci sa réew doo leen gis ñu génn mukk ci kër àddina dem ñëw seen gis ngeen chinois bu tabax kër Sénégal chinois bu ñëw Sénégal tabax fa kër pour dëkk fa xel da koo xalaat xëy na 0,09% la loolu non médias yi moom mooy loolu donc Orange pour dellu si waat ci kii bi ma doon wax Orange daal solution bi c'est très simple na gars yëpp boycotté ay jàpp benn bis pour boycotté ko di leen tiital kooku parewuñu foog naa parewu leen bu ngeen paree dëgg da ngay génnee sa puce ne man bis ni ki tey sama numéro gi nii bàyyi naa Orange ci faa xan waaw bàyyi naa Orange loolu muy dëgg mais taxaw jour sangam dañuy boycotté Orange bon dina ci perte dara mais après danaan voilà xaaral ma continuer cawaat leen xiir bi li mu perte noonu da koy récupérer waat man seen kii yooyu noonu nuñ koy xatee service client yooyu noonu li ma saaga seen ndey mënuma la wax sax nu mu toll waaw ci ay bonus lan mooy ndeyu nga jënd sa crédit 1000 francs CFA ñu ne la boo ko utiliser wul ci ñetti fan ñàkk nga 1000 francs yi waay loolu moom kenn mësu koo gis dem ci boutique bi jaay ma saakub ceeb mu ne la boo ko jël siwul waxuma la sax boo ko jël siwul juróom-ñaari fan ñàkk nga saaku ceeb bi delloo ziar Philomène béggee bu wér a wér non mais fan lañ teg loolu selon vous léegi loolu yennu na maanaa pourtant boutiquier bi léeg-léeg nga dem ci boutique bi ne ko jaay ma nangam dinaa ko jël si après mais boutiquier bi bu la nee lii de boo ko jël siwul ñetti fan ñàkk nga ko mais da nga koy saaga ndey pourquoi
léegi Orange di ñu teg loolu ñun ñu koy accepter complexe kese parce que Orange la voilà dañ koy nangu accepter ko man samay morom mais premier responsable le premier ki nga xam ne moo waroon défendre le peuple c'est le gouvernement moo tax buuru Maroc Mohamed VI ku jara jàppale la ak ñaanal parce que ak Erdogan ak ay kii Vladimir Poutine ñooñu dañuy jël seen population di leen aar ci lépp multinationales yi daax waxuñu leen bu leen dugg de mais ay conditions yu leer askan wi dañ ciy gis seen bopp xoolal ay canal groupe canal ni ñuy sàccee Sénégalais yi tarif yoo xam ne ñoo gën a cher Europe te pouvoir d'achat bi nekk Europe ëpp fuuf mais soyons sérieux nit ki am na loo xam ne bu ko amee rek moo ko may boppam am na loo xam ne nit ki bu ko amee moo ko may boppam indépendance bi nag man gëm naa ni c'est virtuel seulement Sénégal indépendant wul nous sommes toujours un département français Macky Sall moo ñëw gën ko renforcer bu mu jàmbi ngi nag pour mu dog dëgg ah révolution rek tànk yi Thomas Sankara tegoon pour révolutionner Burkina ba ñu assassiné ko buñ ci ragal dee nañ fa teg suñuy tànk ñun ne dinañ soppi nangam nañ ko tàmbalee ñeneen ñi ñëw yeggali boobu ba léegi maa ngi wax ay kàllaama olof laay wax xëy na ma ñambaas ay tubaab ndax tàmm lu bon la mais normalement war naa wax ba pare te du ma ci dugal benn kàllaama yi nasaraan léegi loolu yombatul Sénégal te pourtant nàmpuñu ko moo tax révolution moom pour mu nekk loo xam ne par exemple ñun nationalisme bi nga xam ne dañ koy woote tey du question de parce que bu ñu jaawalee nationalisme ak xénophobie Sénégal am na ay xénophobe am na ñu bañ étranger moom am na fa mais bëriwul waaw bëriwul franchement waaw mais man gis naa ñoo xam ne bëgguñu gis étranger waaw lu ñu ne ñii de étranger yi nangam te duñ ci boole tubaab yi ay malien ay guinéen ñooñu rek la ñuy saaga te xamuñ ne anglais yi marocain yi libanais yi doomeraam yooyu nekk biir ville ay étranger lañ de mais du ñu leen ci boole loolu mooy complexe voilà kon boycott boobu noonu na ci gars yi jàpp 5e point bi ma war a wax mooy les noyades xale yaa ngi lab 9 xawma 10 cas de noyade Malibu mais xam nga man pour man du prétexte sax ñu naan parce que dañoo privatiser dañuy waxante dëgg il faut qu'on soit responsable gouvernement Abdoulaye Wade boobu temps Ousmane Ngom moo nekkoon ministère de l'intérieur moo nekkoon ci ministère ba def nañu ay xeer yu mag a mag tableau bind ci baignade interdit mais luñ tere yaa xëyti luñ tere loolu moom xoolal man dama ciy génnee gouvernement bi maa ngi jégalu foofu moom damay wàcc gouvernement bi ay jël maître nageur teg ko fi loolu du solution dañuy waxante dëgg am na plage yoo xamante ni noonu ni mu bindoo kenn mënu cee sangu mënees naa dem yóbbu sa basan sa ataaya teg toog mais dugg di sangu xamal nañ la ni boo duggee da ngay dee kon franchement man pour man ci sama gis-gis ña fay dem di sangu ñoo tooñ parce que tere nañ ko wax nañ leen ni carrément fii ku fi sangu da ngay dee wax nañ ko pourquoi ñuy en sans-tête man du ma ko def man fu ma dem gis mooy li ma la wax rek nit ki yow yaa am na yoo xam ne yaa ko war a bañal sa bopp lu ñuy tere dañuy tere yàmba ñu ñëw fekk la ak yàmba nga naan noonu dañ ma war a bàyyi ma tux sens interdit oto warul dawee sens bii nga ni di nga dawee sens bii mais yaa tooñ jéggi autoroute sans pour autant jaar ci passerelle yi yaa tooñ bu la otorayee yaa perte il faut qu'on se dise la vérité te loolu mooy dëgg waaw mais gouvernement bi aussi waroon na teg ay mesures d'accompagnement ay brigades
pas ay maître nageur mais brigade boo xam ne day taxaw di veiller à ce que kenn du taxaw du dugg ci biir ndox mi di ci sangu ci buntu tefes bi ñëw teg say tànk comme bool yi wala kajoor yi nga xam ne xamuñ ndox kooku moom garaawul waaw teg toog nii ñëw as sangu xëpp sa bopp kooku garaawul mais dem di jaay mën féey xale xamul dara seytaane dalay jay man loolu yépp mooy jaar naa ci man géeju Mermoz moo bokk na ci géej ci gën a dangereux waaw naa ci ay xarit yu ci lab géeju Mermoz fi nga xamante ni tey jii nii boo xoolee moo dend ak club olympique waaw foofu c'est très dangereux mais bi ñuy nekk xale tout tànk fa lañ daan dem di sangu ay vagues yu mag a mag mais mu leer la ni nii man bi ma demee ba am prise de conscience laa ne ñun xamuñu woon sax li ñu daan def sa benn xarit yi ñëw di la jaay yow amoo fit waaye kii tapet la noonu nga dem doo am pied pex naan ndox dee. Gouvernement bi li mu mën mooy ut brigade teg ko fa continuer la sensibilisation ak interdiction bi mu effectif waaw ne fii kenn du fi sangu def le tout pour le tout sinon xale yi dinañ jeex ci ndox mi man loolu laa gëm mooy sama xalaat ci loolu. tey dama gis benn journal Macky Sall nee na dootul nangu ñu nekk ci réseaux sociaux yi di saaga xalif généraux yi mais Macky yërëmal sa bopp. Macky Sall laa wax yërëmal sa bopp fii kenn saagu fi benn xalif généraux ki ko fi daan def tey nommé nga ko ministre mooy Souleymane Chopin Diop ok voilà ay kasetam a ngi fii lim noppil amoo dara la wax côté boobu tu n'as rien à dire boo demee ba jël Abdou Latif Coulibaly mi fi taxawoon naan ay kii nu ñu koy xatee Serigne Saliou Mbacké yi nga taxaw di ko tutoyer naan Saliou Mbacké ah Souleymane Jules Diop lu fi waxul maam Abdou Aziz Sy Al Amine ah naan da doon naanandoo moom ay kii ay whisky dooméram tey kooku nga jël ko promouvoir ko nommé ko ministre tey nga wëlbatiku ba en plus ba ngay wut nguur da nga taxaw carrément ni Serigne soosu ay citoyen ordinaire lañu tey nga def revirement bëgg a taxaw naan waaw wow na réseaux sociaux yi mënoo ci dara billaahi bari ko ci mbartal la tam xoolal 80% ci li lay waddal à part jël xob nii dem dugal ko ci biir urne bi réseaux sociaux yi ci li lay daaneel lay bokk ñun bokk nañ ci li lay waddal man ak samay morom même ki nga xam ne saa su yeewoo du live mais mu ngi def ay publication di conscientiser askan wi rek ñaari nit mën nañ cee defaru xam ni yow jaroo votel jaroo àndal danaan ay réseaux sociaux yi c'est pas fait pour insulter va te faire foutre ñu ngi jéggalu mais amoo dara loo wax tu n'es même pas cohérent Macky Sall nga foog ne dañ laa faale ba nga naan ay da ngay xogalaatee faale wuñu sa procureur faale wuñu sa armée waaw kenn mënuñoo noppiloo billaahi wallaahi waaw yii ñuy def nii yàgg naa koo wax man ñi ma nekkal fii Sénégal yi ma nekkal fii sama baat ci kaw ñëw naa ñu interpeller ma si samay vidéo sama baat xam nañ ko nit koo dëkkal weer sax xanaa boo wax bu defee vidéo nga déggu ko di nga xam ni moom la interpeller nañ ma man xamal naa leen li ma leen di xamal voilà interpeller nañ ma ñii naan man xalaatal sa njaboot ñii naan man xalaatal nangam bu ñëpp xalaatee seen njaboot kon dañuy bàyyi Macky Sall noonu foog ma am ñu sacrifié wu te man bëgg naa bokk ci ni ma koy defee mais je combats intelligemment waaw ay apériste ngi fii xam nañ ni bu baax man maay toog di live parce que vidéo yi YouTube dañ ko fay dugal xaw ma ko fay dugal mais anyway on s'en tape voilà moo tax su ma gisee gars yi di tuddee lii làqatu daf may defaree mais am na lu ma leen di dencal benn bombe boo xamante ni bu ma ko nee bëm di ngeen comprendre
billahi wal kitab kon laqatuñu bar Serigne Touba sama yaay bi ma jur billahi wallahi taalahi nit woo na ko nako maa ngi ci biir kii bi di saaga Macky Sall sama yaay woo ma di ma ko wax waaw sama yaay woo ma di ma ko ma ne ko non saaga ma ko ma miim ko voilà comme maire bi la war ma dafay daw voilà bëgguma ko tiital ci dara voilà mais woon nañu ko ne ko voilà maa ngi ci kii di saaga Macky Dieng Macky day dégager moomuñu na wàcc sénégalais ñu wàcc ko point barre voilà ñi ma waroon xorom nag xaaral ma xool timing bi voilà 1h09 donc ma ñëw ci gars yi El Hadji Tall dafa am benn waay ju ñuy wax El Hadji Tall ngol un vrai salopard une ordure kooku ci tubaab laa koy saaga comme ça bu kii non fils de pute mënul weesu El Hadji Tall ngol des gens comme yoo xamante ni il s'affirme pas am na ñoo xam ne dañoo taxaw ne man apériste laa duñ ko nëbb mais yow El Hadji Tall yow boo taxee ci télé bi ne non Sénégal am na justice nañu bàyyi deru Sénégal bi ñuy yàq yaay doomeram doo nitu dara man je t'avais détecté dama doon xaar rek fii rek laa la doon xaar pour mën a doxaan sa lu bon doomeram nga doo nitu dara xam nga genre soi-disant des savants di mbubboo sa mbubu conscientisation xaw ma nu ma koy tuddee yaa ngi def sa émission mais moom déglu seetlu leen bu baax li may wax un an ngi ni maa ngi koy wax ay apériste lañ Bécaye Mbaye apériste la El Hadji Tall ngol apériste la professeur Massamba kii nu mu sant sax Massamba Diop xaw ma Njaay bu TFM ay apériste lañ Macky Sall la ñuy liggéeyal Abdou Aziz Mbaye moom nëbbatuwul fekkee ma ci boole la nekk waaw moom dooméram bu mag la paa boobu mu nitu dara maa ngi jéggalu sax ci saaga warmaal turam El Hadji Tall ngol émission démbam bii passé mais dama rus bu ma ko dégloo opposition bii di wax ñoom yoroon nañ nguur fii lañ nekkoon nangam waa léegi Macky Sall mi jël bàyyi jàmbur Khalifa Sall ne ko ràpp ci kaso bi kooku loo ko war a wax déglu naa la ba pare dégguma benn yoon nga tudd kiiwam nga tudd turam foo fekk ku naan opposition bi li ñuy def nii waaw fii nangam ñoom ñëpp a yem ak rek xoolal nguur gi la àndal même bu ko waxul nguur gi ay naaféq lañ il n'ose pas s'assumer waa fankulo fils de pute ay doomer mais taxawal nga ni man damay politique bàyyi leen seen dóor yi ngeen di def calmant yooyu noonu dafay jeex ay Sénégal réewum jàmm la ak yooyu calmant yooyu xool ay somnifères yooyu noonu ñun dañ cee vacciné wu mënatul jàll Sénégal réewum jàmm la ba pare président taxaw bëgg a sàcc suñu élection téye suñuy carte d'identité tëj suñuy candidat ngeen ne Sénégal buñ ko taal day boy billaahi day boy man maa leen ko wax bu continué wul Macky Sall ngeen war a yéen lee ngeen dem ne Macky Sall bul taal réew mi ngeen bàyyi ko mu def jëfu doomaraam yi ba pare ngeen bëgg ne noonu ñun buñ taal réew mi man xaw ma lu tax Sénégal naafiq yow ma El Hadji Tall ngol naafiq nga billaahi naafiq nga waaw xaw ma ndax da ngay julli maa ngi gis ne yaa ngi dem tabax daara ngol c'est bien c'est bravo loolu am na solo mais naafiq nga parce que yow ñemewoo dëgg mënoo gis Macky Sall tey meeru Dakar Khalifa Sall nga jàpp ko ne ko ràpp tëj Mame Mbaye Niang ñu koy jiiñ 29 milliards tëjuñu ko nga taxaw ne non Sénégal am na justice mais bul ma taxaw wax waaye ay Bécaye Mbaye yii nii gars yooyu xoolal ils sont là uniquement pour nous détourner de l'essentiel amuñu njëriñ ci société bi bu ñu waxee ñu naan ay Bécaye jubóole na nangam ay dóorkat ngeen du ngeen dara tey jii nii billaahi wallaahi taalaahi
maa bëgg Karim Wade fallu wala Khalifa Sall wala Idriss Seck ngeen génnee seen làmmiñ yi di marché ni taat yi bu ñu waxee ngeen di làqatu ci naan waaw ay géwal du contre nguur nangam pourquoi dignité du question de géwal communicateur traditionnel wala dara ci nit lay nekk dignité nit da koy am te yéen amoo leen ko malheureusement mais fu ñu leen fekk ngeen sol seen 3 quarts di diree ko ak seeni mbubu de ay drap te fekk gëmoo leen dara parce que yéen a gën a yomb jënd ci Sénégal communicateur traditionnel yooyu ay El Hadj Tall ngol ay Bécaye Mbaye ay xawma kan ak kan yéen ñëpp ay ordure ngeen des vendus waaw bu ngeen doon def seen liggéey jafe-jafe yii ndox nga xamante ni tey Sénégal daanaka 1/4 bi amatuñ ko waxoo leen ci taxaw na ay na ñu ngi sant président arène nationale bi dañ ciy puub wala dañ koy lekk kan moo fay fanaan kan mooy fanaan ci arène nationale bi ay mbër de merde yoo xamante ni lañuy toppal ñu ñuy tardel ngir yàlla li laay war a suuli gis nga bu combat amee ba ñaari mbër yi war a sëgg bëri mën nañ xoolal ci la bokk suñu aada la bokk seetaan mais gis nga ay Modou Lo man maa leen ko wax gëmuñ dara Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène ay Bombardier xool leen boo leen joxee micro ñi ñuy gërëm ñoom ñooy les premiers dóorkat ci Sénégal ay dóorkatu martu ñoom ay martu 10 kilos lañu yor xam nga Modou Lo déjà waxuma Modou Lo bi bu mën na bëre wala mënul bëre de voilà waxuma loolu man seen dóor yi ñuy dóor xoolal Modou Lo Moussa Sy la xamul Moussa Sy jamono yu ay 2007 claf Modou Lo saay su paree ne Moussa Sy tey kan lay wax Amadou Ba Balla Gaye démb kan la doon wax Malick Gakou tey ku ñuy wax Alioune Sall des traîtres xoolal Eumeu Sène ñëw xawma Abdou Karim Sall lonk ko di jooy non mais na nit ñi yeewu mbër yi nii kenn amu ci dignité billaahi xaalis moo tax ñuy jooy lañ leen defal noonu ay liñ ma defal xaalis la rek parce que dañu la jënd man jafe-jafe bu ma mënta nekk bu ma nit dimbalee je lui serai éternellement reconnaissant d'accord mais du tax laa wax man may jël may bàyyi population bi di ànd ak ay politiciens Modou Lo ay mbëru Parcelles yi kan ngeen ci gis ban mbëru Parcelles ngeen gis samedi passé ci marché ndox bi ban mbër ngeen ci gis ban mbër Modou Lo dem na dëkk jàmmalaay ay ñoom Bruce Lee ñoom ñëpp Parcelles lañ dëkk mën naa la limal 50 mbër laa wax yu dëkk biir Parcelles Modou Lo ak Balla Gaye ci yem Modou Lo ak Balla Gaye ci yem arène bi de Bass Ndiaye arène bi de billaahi wallaahi taala xolal balaa ngeen di xam ni yàq la sax laa bon comme dañ ñu koo may du yàq parce que ñoom dañ doon fen waaw ñoom dañ doon fen naan arène bi Macky Sall bilan bokk ci ndeke Chine moo ñu ko jox azaka ñoo ñu ko sarax kon comme dañ ñu koo may nag man je pense que c'est pas perdu bénéfice la voilà bénéfice la mais li ma bëgg gars yi xam mooy que ni ñun suñu priorité di nekkul ci ay concert yu Youssou Ndour tey ñu ngi dem programmer combat Balla Gaye 2 ak Modou Lo ki ko tëgg nee na moom dafay jàppale président waaw bëggul lu dul yóbbu ko ay décembre janvier février la ñuy kii de distraire nit ñi booy añ Modou Lo da koy daan kii naan Balla Gaye ko mën nam ko defoon xam naa jikkoy sénégalais ndax man sénégalais laa maa leen daaxoon werante ci lool Tyson dama daan werante ba sama siditu baat yi Tyson Moustapha Gueye dama di ci daan werante ba sama siditu baat yi di génn laa wax waaw Mohamed Ndao Tyson
anamu tey amul benn njariñ. Tyson a ngi nii ndeysaan dernier combat ba ma gisee ñu wane këram ci laa xam ne yàlla rek ca mën billaahi dernier combat Tyson bi muy bëreeg kii kan moo ko fi mujjee daan waay xamatuma ko sax ñu wane buntu kër Tyson ndeysaan juróom-ñaari xale laa wax yu am ay 14 ans 12 ans 10 ans juróom-ñaar laa gis et puis ñu def barrière ndeysaan barrière pour xam naa mbooloo mi kenn nekkuloon ci buntu kër Tyson nga xam ni popularité am en 98 99 ah da ngay boole bu tey bu Modou Lo ak bu Balla Gaye mu jox la popularité bu Tyson démb billaahi Tyson na mu meloon ci popularité mbër yi meluñu ko ndax fekkee naa Tyson fekkee ñii waaw am bayre mais keroog xoolal sama rangoñ tuute des mu génn moo Gris Bordeaux voilà moo Gris Bordeaux làmb ji ñu tëgg nag ay Balla Gaye yii nii dans 10 ans xoolal ci passé lay nekk te bis bu ñu falaatee Macky Sall ñoom dañuy dem dóori seeni million de dañuy dem fële tekki nañ ba pare Balla Gaye dem yóbbu na ndeyam màkk juróom-ñaari yoon tabaxal na ko kër tabax këram Modou Lo même chose ñun nag ñoo fi nekk di kërti kërte yoruñu luñ lekk yoruñu luñ naan saay su ma xëyee maa ngi seet lu ma jox suma ndey saay su ma xëyee man maa ngi seet lu ma jox suma ndey te mu lew ma nag ñu bëgg a jël tey topp mbër yi toppal mbër yi ba suñu avenir ñu tay la ko baabooye ngi nii mbër la woon bàyyi na anamu nee na Macky Sall lay jàppale te gis na Macky Sall ni muy def population bi gis na Macky Sall ni muy def population bi ay jaam lañu mbër yi kay ñi ci gore bëriwul bu ci amee dinaa ma xam Gris daal xam naa ni Gris Bordeaux su ma juumul dégguma ko mu gërëm politicien mais ñi ci des ay Pape Mayel Diop te ñooñu dañuy xëy jamonoy Ablaye Wade ñoxor Njaay drapeau Pape Diop ba ci Youssou Ndour jaam bu mag bi moom tam Youssou Ndour ñaata yoon la fi woy Pape Diop dem ba Bercy woy fa Pape Diop fii ban kii moo fi tëgul drapeau jéemul xëccoo drapeau Pape Diop tey bu ñu demee ba Pape Diop dem ci ay saalu New York yu ndaw yooyu xam nga ngeen xam ne àdduna dafa tëradi billaahi ay Aline Sall yi moom xoolal bu leen tiit bu leen jaaxle fa la ñuy mujj waaw mbër yi ñu toppal aayul ñu seetaan man nee naa leen amateuru bëri laa damaa bëgg bëri ndax fa ma juddool damaa bëgg bëri damaa bëgg football mais du ma jël sama lépp di ko ci jiital loolu moo taxoon mani na gars yi mbër yi nga xamante ni tey toppal nañ leen rek non nañ ko wàññi quoi franchement jaruñu topp bu ngeen nekkee seen jafe-jafe duñ leen fa fekk de moom Pape Diouf moom kooku moom du ma ko tudd sax di ko may buzz malheureusement nag man yàlla dafa dogal Youssou Ndour mooy sama woykat loolu la yàlla def waaw boycotté naa comme ni ma leen ko waxee rek keroog maa ngi woo sama xarit ndeysaan Thiès yéen di ko wax ne ko damaa namu woy yu dama ko boycotté pendant 6 ans ngi nii damaa boycotté Youssou Ndour 2012 ba nii dama boycotté woon Youssou Ndour waaw barke démb laay doora toogaat nam quelque son nii rek di ko dégluwaat parce que du ma fen ma toog naan nangam non man jotewuma ak wéykat bi c'est le politicien borom fekkee ma ci boole kooku laa amal problème waaw moo taxoon ma boycotté ko man wàññiwu ko dara nag mais samay fulaay bopp laa yor man waaw mu ngi noonu quoi malheureusement mooy loolu quoi xaaral ma tooñ leen tuuti ñamal leen ci xaaral ma tooñ leen tuuti ñamal leen Youssou Ndour